deuxième alternance bokkoon naa si bi ma demee parce que yaakaar bi man ñi nga xam ni ñoo fal Macky Sall si laa bokk utiliser sama capital symbolique benn sëriñ ñeme wu ko woon def mu toog nii ma toog nii dans su ko nekk si kanam pendant 3 semaines de campagne ñu def àdduna bi yëpp fu ne ma taxaw fa bi ñu attaqué Macky Sall ñoom béccee di wax lu nekk di ko attaqué bi mu waxee ni les marabouts sont des citoyens comme les autres Aminata Mbengue daf may fekk Ngana Sall si benn takkusaan bu nekk foofu mu ne ma ñi ngi fatigué Macky Sall yi yow rek yaa mën toog weddi ko mais il faut nga weddi ko ma ni ko bàyyil ba ma dem Thiès bi ma demee Thiès Idrissa Seck moo nu recevoir moo wax ni kii wax ak yéen mooy sëñ Mansour Sy Djamil waaw président du mouvement citoyen de refondation nationale qui est un citoyen comme les autres bi ma waxee wax jooju si lan donc maam Macky ñoo ànd ma ànd ak moom waaye wolof day wax ni loo am lu ne na nga fexe ba xam ni la ko may lan la soo ko xamul rek sa ngor des na bi ma demee ba gis ni li ñu diggu woon ak fi mu jëmalee dëkk bi d'accordum si ma fàttaliku benn waxu sam Pape Cheikh sëñ Cheikh dafa ni ma dugg nga si lu jafe-jafe lu metti mooy politique bi mu laata génne àdduna yebal ay doomam ñu wax ma loolu man leen lu tax mu metti neen dafa metti ndax waraate bi dafa bare te fi nga ko foogewul lay amee waaw te gi la gën jege ñoo la koy def fi nga ko foogewul lay amee ñi la gën jege ñoo la koy def waaye bul def lu ñuy duute baaraam sa maam si Hajj Malick munuma def lu ñuy duute baaraam sa maam si Hajj Malick àll ak nit mu wax ni 5 ans lay def ñu dem ba si biir mu ni 7 ans lay def te bi mu koy wax man maa moo ma àndoon d'accord ma si waaye wax naa ko benn wax Macky Sall ma ne ko yaa yoonu sunu ndaa yaa yoonu sunu ndaa yaa ko yenu ndaali waaw ndaali yaa ko yoonu te ku yoonu sunu sa ndaa doo bëgg mu fakkastalu ma wax ko ni que li ñuy naan da ngay sànni xeer sànniwu ma xeer man yaa yoonu sunu ndaa ma gis ni xeer bee soo si jaaree daa fakkastalu te soo fakkastaloo naar yi dana toj ñu ñàkk sunu ndox man maa lay juutu si xeer bi dindil la ko bala ngay agsi foofu loolu mooy critique yi may def moom nag mu jàpp ne daal xëj na coalition bi li ñuy am yëpp Serigne Mansour Sy Djamil xanaa dafa xeeb liñ koy jox ak yooyu. non jox nu ma dara c'est-à-dire que lan ma jox d'abord. muy tooñaate nan ay compal ak di wax. non xeebu ma leen ma jox mosuñu ma jox dara parce que Macky Sall avant mu créer le gouvernement. bi nga xamee ni gagné na mu wax ma ñëwal fekk ma Mermoz bi ma fekkee Mermoz dafa ni ma ban poste de ministre nga bëgg ma ne ko ñaari poste ñoo ma intéressé le poste de premier ministre et le poste de ministre des affaires étrangères mais man en toute franchise monsieur le président je jàpp ni ñaari poste yooyu ku bokk APR moo ko war jël mu ni ma pourquoi mu ni ma qu'est-ce que tu proposes pour le poste de premier ma ne ko mënu ma ko jël parce que man dama jàpp ni ku bokk si yow moo ko war jël su doon man noonu laay def c'est des postes stratégiques mu ni ma premier ministre koo gis ma ne ko un technique pas un politique mu ni ma Tanor ak Niass duñ ko nangu gis nga technique boobu ma ko waxoon moo tax mu jël ñu jëli Abdou Mbaye mais man kan laa ko proposé woon Jacques Diouf technique agriculture li ñu gën soxla ñun mu nekk pendant 17 ans yoree ko à la FAO mu jël retraite am ma ni ko jël ko mu diriger ko parce que mooy conseiller le roi du Maroc mooy conseiller Afrique du Sud mooy conseiller Arabie Saoudite en matière d'agriculture ma ni ko jël ko waaye bi ñu demee ma ni ko man intéressé wu ma du lool mais am naa ay nit ñu nekk sama gannaaw soo leen jëlee ñoom daanu nangu faale wu ma jox proposé wu ma dara bi ñu dem élection législative yi mu woo ma ñëw mu ni ma ñu àndee woon si présidentielle laa bëgg ñu ànd président législative ma ni ko amul benn problème ça dépend li may proposé mu ni ma benn poste député ma ni ko monsieur le président en toute franchise dama yaakaar ni ëpp naa lool te danaa la won li ëpp naa lool kon li ñuy def rek demal taxani ma dem taxani lëkkum diinukum wala diin suñu pare élection yi lu ma taxani yaa moom ma dem am 4 postes de député si benn bi donc li ma doon proposé 4 fois la am donc je lui dois rien du tout nekkuma si gouvernement bi nekkuma si benn poste d'ambassadeur joxuñu dara si te li ñu am à l'Assemblée nationale ñun ñoo ko may suñu bopp waaw ñoo ko may suñu bopp on veut am suñu liste bopp dem bi ñuy dem aux élections locales en 2014 la même chose ñoo demal suñu bopp
bi ñu demee si référendum bi foog noonu on était toujours dans Benno Bokk Yaakaar. mais wii la wax man ma wax non. d'accord mais benn point rek yéen dafa mel ni moom ngeen féewale mooy le fait que mu def waxet 5 ans 7 ans rek nga ba ko loolu rek mooy raison. non baaxul ñàkk bàyyi. non bawuma ko parce que nekk naa si référendum moo taxoon ñu def loolu nekk naa ak ñoom xam nga fan la ñu féewal nekk naa dans Benno Bokk Yaakaar. mais instant bi nekkatoo Benno Bokk Yaakaar. non nekkatuma mais lan moo nu jëlee Benno Bokk Yaakaar bon bi ñu ñëwee législative yi mu woowaat ma. yii passé maa ngi woon Benno Bokk Yaakaar mu woowaat ma ni ma sëñ Mansour dama bëgg ñu ànd si législative yi ma ne que ça dépend li nga may proposé mu ni ma 2 postes de député ma ne ko xanaa monsieur le président doo xalaat baal ma wax ji mënuma ànd man kenn am 4 postes de député. di ànd ak yow di am 2 postes de député su ma ñàkkoon fayda ba nangu ko am na ay nit ñu nekk sama gannaaw jamais ñu nangu ko mu ne ma naa la si bokk yokkal nga nekk la tête de liste de Dakar ma ne ko tête de liste de Dakar ma ne ko non mënu ma nekk l'agneau du sacrifice su leen wóoroon ni mën ngeen gagner Dakar kon du ngeen ma teg tête de liste su leen wóoroon ni Benno Bokk Yaakaar mën na gagner Dakar du ngeen ma def tête de liste kon APR mooy nekk tête de liste. mais ñoom ñoo gagné. nan la ñu gagné bu nga xam ne bii ils ont mis benn dispositif bu nga xam ne bii pour sàcc élection yi damay jaar si digg bi wax ko man j'étais à Dakar avec mes députés on avait gagné Dakar tu vois mais ñu jékki-jékki rek à 3 heures du matin alors que man maa ngi yore résultats yi on a gagné Dakar ñu jékki-jékki rek annoncé ni ñoom ñoo gagné Dakar mënuñu gagné Dakar ba ilaa yow mi diin moo tax lii xew au niveau de Khalifa Sall xam bi nu xam. mën nu gagné Dakar moo tax ñu def ko may nga ma rek ma wax la ni le PS tant que ñoo téye woon Dakar téye nañu réew mi pendant 40 ans le parti socialiste bi nga xamee ni perdre nañu réew mi avec Pape Diop perdre nañu Dakar ne avec Pape Diop si lañu daanu Abdoulaye Wade tant qu'il tenait Dakar avec Pape Diop yore na réew mi pendant 12 ans mais bi ñu ñàkkee Dakar avec Khalifa Sall si lañu daanu ñi ngi nekk situation bu nga xam ne bii le président actuel musul téye Dakar musul dominer Dakar te xam ni Dakar lu am importance la ci élection présidentielle 55% de l'électorat fii la nekk mën nga sax bañ campagne à l'extérieur mais réewoo ko yaa président de la République. am nee na moom moo ko yor ni moo gagné. nee na moom moo gagné. non yooyewul dara ñëpp xam na ni bon mag du nax boppam moom xam na fi mu jaar ba am loolu dispositif frauduleux bi nekk en place instauré que en 2017 nar ko def en 2019 moo tax mu rek en 2019. mais bien sûr que ils ont mis le dispositif en commencer par le parrainage c'est une escroquerie intellectuelle et politique loolu la ñu def au niveau de 2017 moom la ñu bëggaat nag defaat fii nga xam ni si la ñu jëm. donc tax man perdu d'avance kay kon kay yéen waa ji gagné na leen. non ça dépend est-ce que dana ko def wala du ko def ça dépend du rapport de force su fekkee ni ñun ñi nekk ci opposition bi mën nañu créer rapport de force bu nga xam ne bii day dellu gannaaw te day dellu gannaaw parce que les chancelleries ñi ngi fii France ñi ngi fii États-Unis ñi ngi fii la Grande-Bretagne l'Union européenne ñi ngi fii. ñooñu est-ce que seen intérêt nekkul ci côté Macky Sall. non pas les accords. non seen intérêt xam nga fan la nekk. signé. on a du pétrole beeg. gaz beeg et cetera. on a du pétrole. oui. xam nga fan la seen intérêt nekk. intérêt ñu exploiter pétrole bi ci jàmm. pétrole bi kenn mënu ko exploiter ci ay. gis nga quand on prend le cas de l'Angola avec Dos Santos combien d'années de guerre civile avec Savimbi ci enclave Cabinda ñoom dañu bëggoon jël enclave Cabinda jox ko États-Unis jox ko Afrique du Sud Dos Santos le MP la xaar ci tànk tubéyam xeex ba gagné ko Savimbi était obligé ñëw bokk ci élection yi. loolu rapport de force la. rapport de force la. mais est-ce que rapport de force boobu noonu am foofu nag mën na am fii nii Sénégal. dañ koy tabax rapport de force gis nga Yaya Jammeh nekk na fii pendant 25 ans 3 mois rapport de force bi changé mu jógee fii. kon mbir mi à tout moment rapport mën na am. mën na wax naa ko plusieurs fois waa ji nekkoon Zimbabwe Mugabe. nekk na ñaata 49 ans la nekk au niveau du Zimbabwe rapport de force bi 10 jours. mu changé complètement jógee fi gis nga Blaise Compaoré bi ñu koy élire 87% la gagné élection yi 6 mois après
rapport de force bi changé 6 mois de si ku gagné élection 87% rapport de force bi changé mu dem yoonam mën naa la citer ay exemples yu bare ñun li ñu war def fexe ba dëkk bi nekk ci jàmm. dafa am wax bu am solo bu Pape Malick wax barki dem nii nag ak lu mënti xew bu violence am su fekkee ne violence lay am du jógee ci ñun waaye daanu créer un rapport de force bu nga xam ne bii lépp lu nga xam ne Macky su ko defee fi mu jëmee réew mi amul ndox daanu taxaw wax que ñi qui parle de force ou bien de coup parle de violence de wala bokkul. non wax coup. non wala le rapport de force est à la loi mais il n'y a pas de violence c'est la loi qui garantit la force et quand on dit un rapport de force fu nga xam ne fii la majorité du peuple wan naka gannaaw xam nga tey li gën a am importance ci situation du Sénégal xam nga lan la ñaari paramètre la paramètre bu njëkk bi mooy que ni dëkk bi wan nañu Macky Sall gannaaw. mais Macky Sall dëkk bi wan nañ ko ginnaaw la opposition bi di wax mais saa bu ñu demee élection rek mu gañ. mais ni muy gañee la si ngañin wi la gis nga nettali naa barki dem ni bi Macky di dem Tivaouane ñemewul woon dem Tivaouane daf ma woo ma fekk Mermoz mu ne ma damay dem Tivaouane tey man yow laa bëgg àndal ndax situation bi c'est carabiné ma ànd man moom ak Dansokho mu nekk si kanam Dansokho Macky toog nii ma toog nii. 2012 la. 2012 bi ñu demee bay bëgg dugg Tivaouane fekk xam naa situation bi informé moo woo sëñ Bay si xalif bii xam ni Macky la mës àndal ma ni ko papa mu ni ma ni ko maa ngi indi Macky Tivaouane nan lay demee mu ni ma yóbbu ko si rawdu yi mu ziyaare sama si Hadj Malick ziyaare sama Mansour ziyaare sama Abdou sama Habib nga yóbbu ko si rawdu sëñ Babacar mu julli ñaari raaka ziyaare sëñ Babacar nga koy dooraa yóbbu si xalif bi ñu def noonu mu yóbbu ko si xalif bi ñu ñëwee xalif bi ni ma déy ko ni ko am na ma ni ko Macky góor gi dane am nga ndam da ngay gagné am nga élection yi góor gi ni ma kaay mu ñëw ni ko am de neex na waaye amin moo daax ndax na am na amin bu nga xam ne bii soo ko amee soo demee ba wéet ak sa bopp daa jëppi sa bopp parce que xam nga ñi nga ko amee baaxul ma wax ko Macky Sall dafa mel ni góor gi dafa gisoon 2017 xam ni dana am amin bu ñaaw amin bu ñaaw noonu nag la ñu amee te amin bu ñaan boobu moom la ñuy préparé waat en 2019 mais enjeux yi dafa énormément il y a les enjeux du pétrole il y a les enjeux du gaz il y a les enjeux du développement parce que actuellement première considération bi c'est que Macky a abîmé notre réputation internationale. D'abord ñi nga xam ne ñoo ko wër waaw dégg nga d'abord ñi nga xam ne ñoo ko wër jubóowu nag man waxuma ni rek peuple bi war naka gannaaw mais tey la xew Touba ñëpp xam nañ ko yéen a ngi suivre les réseaux sociaux attaques yi gën dëgër foofu la yooyu dans un pays bu nga xam ne bi ku Touba ma sa wat gannaaw nga perdre élection yi Macky fexe na xaw ma yan erreur la def Macky gis nga opposition du ko daaneel ay erreur boppam moo koy daaneel. askan wi ko ba. askan wi ñoo ko ak kan yi lu tax ñu bàkk à cause erreur yi moom njuumte yi muy def dafa am lu nga xam ne gis nga ñun li ñu xam ñu jàngal ñu ko si daara kilifa day jéggale day yërëm mais dans le cas de Khalifa Sall sëñ Touba ñaan na njekk ñu bañ waaw sëñ Sidi Mokhtar ñaan na njekk ñu bañ waaw sëñ Abdou ñaan na njekk bi mu laata wuy ju boroomam ñu jàng l'archevêque de Dakar le cardinal de Dakar ñaan ka njekk mu bañ si kilifa ñun ñu jàngal mooy kilifa day tabe day yërëm ku ko tooñ day yërëm ku ko tooñ te itam day baale koo xam ne kii doo baale ñëpp ñaan la nga bañ gis nga loolu dana bokk si da nga xam ne mooy sànq Macky Sall beneen bi mooy lan mooy le dispositif électoral le processus électoral carte yi am nañu carte parrainage amul parrainage et cetera ba léegi dans le directoire de Besuniak am na de très grands militants yoo xam ne amuñu seen carte ba tey waaw dama dem bërki dem nu mu tuddati benn dëkk de Kébémer ñëw ni ma ñii fi nekk fii yëpp foo dee ñu dee fa mais 90% yi toog fii yaa ngi wax parrainage kenn amul si kàttam loolu mooy problème bi
d'accord ñun ñi duñu am seen carte. parrainage bi escroquerie la su fekkee ni loolu la yaakaar pour gagner élection yi suñu borom mi ngi si kaw duñu seetaan. te suñu borom bëggul ko nga xam ne kii jubuloo. waaw te loolu afdalu jihaad kalimatul xaq inda sultaan jair jihaad bi gën am solo mooy nga taxaw fekk njiit ju nga xam ne bii mi ngi jeng nga ni ko mu gestu la nga ni ko da ngay jeng danger la nag parce que tu peux te retrouver en prison man nag foofu laa fayte sam papa bi mu laata génn àdduna daf fi bàyyi benn wasiya avant même mu génn àdduna 58 la ko génne dafa bind si wasiya bi moom mi mokkal na ko bul wax lu bon di ko génne si gémmiñ lu mu metti sa campagne électorale bi du ma génne lu bon sama génn beneen bi mu ni ma fépp foo xam ne fii ña ngi fay indi ndëngte wala ñàkk mandute na nga taxaw ni ko Alxuraan waxee nga xeex ba nga xam ne fii jógee na fa man ñaari attitude yooyu rek laa am. si nga nekk ma si laa nekk te du ma si jógee incha allah. incha allah ñu dem publicité dellu si waat. Kleenex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kleenex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. ginnaaw publicité ba nag mbokk yi ñu dellu si waat ak Serigne Mansour Sy Djamil. gis nañ nag sànq sax am na leen loo ci junj ay kàddu yoo xam ne tam mu ngi jóge ci porte parole bi Pape Malick Sy. Serigne Pape Malick Sy wax ne daal Tivaouane daal dañoo war a jàppale président Macky Sall. ndaxte daal def na fa mbir xel yëpp nag dafa dem ci Serigne Mansour Sy Djamil ak waa PUR waa kër Seydi El Hadji Malick lañu radiyallahu ta'ala anhu te daal ñu ngi yor ñoom it seen i parti ne ci opposition bi. waaw loolu nag xaw na jaaxal ñu. xam nga ñun suñu papa daf nu yar daf nu waajal. daf nu dugal école xam ni ëllëg daan fi nekk situation bu méttee métti sama papa daf nuy dajale ni ñu gaañi kan mooy si seen gaa dégg nga wax bi. gaañi kan moo si seen gaa ñii wax ni Abdou Diouf ñii di PDS ñii di Dansoko ñii ni Ablaye Bathily ñii ni Landing Savané ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay wër ko lan la ñuy jàngal pédagogie bi mooy lan mooy mën ngeen wuute si kii seen gaa. mën ngeen wuute si ki nga xam ne kii moom ngeen di jàppale si politique mi mais su añ bi jotee suñ ko tegee yéen ñëpp a koy bokk tu vois. waaye kàddu xalifa tam dafa xaw a kii de. attends ñu ñëw. man ni que ñu ni ko papa yow kan mooy sa gaa mu ni sëñ Babacar Sy te wax boobu dafa am lu bare lu mu ëmb kon tey man su doon sama sago ñoom am nañu droit jàppale Ablaye Wade kii du ko Macky Sall comme man ni ma amee droit bañ ko jàppale. loolu mooy gaañu kuy seen gaa ñoom Macky mooy seen gaa man Mansour ci sama bopp man maay sama gaawu bopp ndax je suis candidat aux élections présidentielles